alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu an imamil awliya'i wa tajihim wa mumiddihim sayyidi wa mawlaya ahmad at-tijani radiyallahu anhu wa an jami'i al-muta'alliqin bihi diinan aw tinan wa xaasatan sayidina wa mawlana alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu taala anhu wa an abihi albaar alcheikh alxaaji Ahmed Baro Ndiéguène wa an jamici ixwatihi wa axwaatihi wa abnaihi wa banaatihi wa acmaamihi wa cammaatihi wa ajdaadihi wa jaddaatihi wa axwaalihi wa xaalaatihi wa arhamillahumma جميع أمة سيدنا محمد رحمة عامة واغفر لها رحمة ومغفرة عامة بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mbokki soppe ci Yàlla subhanahu wa taala ñëwaat nañu encore ci waxtaanaat partagé waat lenn ab pàcc ci dund a cheikh alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu anhu mi nga xamante ni macha allah tey dañoo bëgg a wax ci moom tuuti comme niñ leen ko waxee woon démb présenté woon nañ leen démb programme bi selon les disponibilités incha allah ak yaatuwaay yi bëgg nañu waxtaanee alaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu anhu ak jëfam ak taxawaayam ci diine ak ci lislaam ak tariqa tijaniya ak jëflanteem ak nit ñi dans le domaine social taxawaayam dans le domaine politique dans le domaine économique dans le domaine éducationnel dans le domaine de formation yooyu yëpp bëgg nañ ko waxtaanee beneen wàll gi mooy ñun ak alaaji Mouhamed Ndiéguène ñun taalibe yi ñun soppe yi ñun njaboot yi ñun ñi ko yaakaar fi diini wa dunya wa bu ñetteel bi mooy Cheikh alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu anhu am na ñaar fukki at mu dëdduñu dem léegi nag ñun fan lañ toll ci ñaar fukki atam fan lañ toll ci njàngaleem ak kooku c'est pour nous incha allah kooku xam naa mooy nekk ci fin wu fukki fan ak juróom yi ñuy jëm yàlla na yàlla barkeel yëpp kon ñu bàyyi ko xel noonu incha allah li ci des mooy suñu àggalee léegi wolof bi dinañ def beneen waxtaan ci français ngir waaw walaa ji am nay njaboot fépp ci àdduna dañuy wax ne la répétition est pédagogique loolu ki ñu ko njëkk jàngal mooy lislaam ndax sàppi du doon am yaakaar naa dina am yu sàppi ndax foo gis répétition am fa rek c'est pour parer à ce qu'on appelle l'oubli répétition foo ko gis rek c'est pour nit ñi bañ a fàtte sama borom bëggul ko fàtte alxuraanam ci bëggul ko fàtte li ñu war suñu digganteeg moom mooy iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin yow rek la ñuy jàpp yow rek la ñuy dimbali ko loolu nag donc si la répétition n'est pas pédagogique si le rappel n'était pas aussi important que ça duñu répéter Fatiha 17 fois par jour kon loolu am na lu muy signifié loolu moo tax tamit fu ñu toll dañ di wër di yeesal xam-xam yi lii sëñ Njóogoo di wax léegi dafay baax ñu def li ñuy wax mise à jour ay mise à jour waaw actualisation dafa am solo waaw loolu bala nga koo xam nga dugg ci domaine informatique
fi ni li nekk fii tey jii ci nuñ koy tuddee logiciel ak ay programme ak ay application dans 3 mois soit dina am yeneen programme yeneen logiciel yeneen application yu bees wala boog application fi nekkoon programme fi nekkoon logiciel bi fi nekkoon ñu améliorer ko dugal ci yeneen affaire yoo xamante ni yow doo nekkul à jour yow mi koy utiliser mais da lay rëcc service yi sax da ngay gis ñetti weer yu nekk 6 mois yu nekk at nekk rek ñu daal di changer mot de passe yi lan la pour mise à jour bi camp militaire yi chaque guddi day am mot de passe pour ñu xam ñi dugg ci ay soldats lañu wala ay ennemis lañu ndax suñu la laajee ne la mot de passe mooy lan nga daal di ne par exemple 14 août ñu xam 14 août la mais kii monte garde day xam ne yow ci arme ci camp bi nga bokk su dul soo nekkoo soo fa nekkee naan ay mois de décembre ak ay armée sénégalaise ak yu demee noonu mais sur le champ il prend ses dispositions dina xam ni kii c'est un ennemi wala su dul ennemi tamit am na lu mu fi wut lu bokkut ak li fi yeneen soldats yi di wut donc loolu dafa solo ci àdduna moo tax loo gis ci àdduna di ko bàyyi xel di ko nàmmaat di ko yeesalaat dafa am solo lépp lu baax rek dañ koy yeesal loolu moo tax tey bëgg ñëwaat ci alxaaji Mouhamed Ndieguene li tax Pape Ndongo waxtaan yi am solo alxaaji Mouhamed Ndieguene daanaka bi mu dëddoo lañ ko ñemee di waxtaan ci moom alxaaji Mouhamed Ndieguene dafa bokk ci wëlu yi nga xamante ni daanaka ñoom lañ gën a néew lu ñu waxtaane pourquoi parce que c'était son choix de vie moom loolu la bëggoon làqatu ba faatu jot mu dem yoonam moom yàlla rek la amaloon affaire du àdduna du nit ñi du puukare du feeñ du télévision du rajo du wax du werante déedéet moom nekkoon ci fa ay farataam nekk ci topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba faatu jot mu dem yoonam waaye nag jàmm mooy toll foo xamante ni nag sëñ bi nit ñi ñëpp réer nañu dañuy coow rek waaye nit ñi kenn xamatul fuñ jëm bu dee ci domaine politique jommi nañu xamatuñ fuñ jëm bu dee ci domaine social jommi nañu xamatuñ fuñ jëm bu dee ci domaine économique jommi nañu xamatuñ fuñ jëm bu dee ci domaine domaine spirituel domaine religieux jommi nañu xamatuñ fuñ jëm koo ci gis nga gis ko kaalaam nga jàpp ni moo gën a xam li xew moo la gën a réer moo la gën a jaxasoo moo la gën a éparpillé te wallaay doo waxtaanee ak moom soo xamee li xew rek da nga gis ne macha allah charge bi metti na léegi nag baax nag ñu mos ñu jéem a essayer mos waa ji tëdd fee ca kër Maam Alaaji xool dundam xool ay njàngaleem xool ay orientation xool son choix de vie ak résultat yi mu ci joxe àdduna moo ko soxla kii ñuy waxtaane nii di Cheikh El Hadji Mouhamed Ndieguene radiyallahu taala anhu ñaari branche rek lañuy te benn bi du sori ndax wax naa la dafa làqatu ba dem kon kuy làqatu moom du doon làqatu du jëmmam la doon làq waaye martabaam ak maqaamam ak cëram ci yàlla la doon làq kon nag loolu mu doon làq dañ koy làqale léegi nag am na loo xamante ni nag ñëpp ko bokk loolu la ñuy séddoog nit ñi mooy ñaari question yi maam alxaaji Mouhamed Ndieguene mooy lan ak maam alxaaji Mouhamed Ndieguene mooy lan donc ñaareelu question bi mooy lan mooy maqaamaam cëram ci yàlla daraja kooku duñ ci dugg wala lu tuuti lañ cey wax junj ko avancé dem léegi nag mu des mooy kan gi lu très simple la mooy alxaaji Mouhamed Ndieguene woy juróom wu góor mooy alxaaji Ahmad Baro Ndieguene woy juróom wu jigéen mooy soxna Aminata Faye al Mubaraka woy juróom wu góor mooy Cheikh El Hadji Ahmad Baro Ndieguene radiyallahu anhu woy juróom wu jigéen mooy soxna Aminata Faye al Mubaraka loolu ñi nga xamante ni
bëgg nañu xam alaaji Mouhamed Ndiéguène filiation mooy askanam na ngeen xam ni baayam bu tedd ba mooy alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène radiyallahu anhu ndeyam ju tedd ja mooy soxna Aminata al Mubaraka maa ngi leen di wax tamit ne leen bu leen hésité ci def contribution wala ngeen poser seeni question ñoo ngi seen part disposition pour lépp luñ ci war a tontu ñu tontu ko incha allah ndax noonu lañ bëggee waxtaan wi ndax du ñun rek la waaye yéen ñëpp la mbokk taalibe yëpp la soppe yëpp la yàlla na yàlla barkeel kon way juróom góor mooy alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène way juróom bu jigéen mooy soxna Aminata Faye al Mubaraka miñ tudd GIE bu barkeel boobu Haj Muhammad radiyallahu anhu mën ngaa wax ne li tax ñun ñii ñëpp ñu koy màggal fokk ko sopp ko topp ko def ko sunu siñ def ko sunu royuwaay def ko sunu kiiraay def ko sunu lépp c'est parce que moom dafa judd ci atmosphère spirituelle atmosphère ragal yàlla atmosphère yiw atmosphère maarif billah atmosphère mahabbatu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam atmosphère wird atmosphère ziar atmosphère naafila atmosphère xam-xam tujo ndax baayam alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène mi juddu 1825 noté leen faatu 1936 alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène di baayam moo juddoo moom ca Saalum ci benn village bu ñuy wax Kasaas à 7 kilomètres de Kaffrine foofu noonu la sunu maam Cheikh alxaaji Omar al Fouti radiallahu taala anhu ñëw ba foofu fekk ko fa may ko wérdu salaatu fatiha defal ko ijaaza def jox ko ismullahi al azam yëkkati ko muy xalifa Seydi Ahmad Tijaani kooku moo jur mooy maam Mouhamadou Ndiéguène Mouhamadou Ndiéguène boobu moo jur alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène bi mu demee ba am ay at yu dëgër ci la jógee ca Saalum gum juddoo nag dem Tëngéej mooy Rufisque dem foofu ci benn nit yàlla bu ñuy wax Cheikh Birane Cissé radiyallahu anhu Cheikh Birane Cissé boobu moo ko tarbiya àggale ko ci yàlla ba muy waaj a dem nag mu boole kook benn chérif sëtu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ku ñuy wax chérif si Muhammad kooku moo nga ca sanc ba ca Rufisque fa lañ ko denc ñëpp xam nañ ko waa Tëngéej yëpp xam nañu nit yàlla bu mag la chérif boobu noonu nag moo mottali tarbiya alaaji Ahmad Baro ba noppi ne ko son maam Seyduna Muhammad nee na bul ñibbi Saalum na nga dem fi ñuy wax jànqeen boobu Thiès jànqeen la tuddoon boobu Thiès tuddul woon Thiès moo ngi tuddoon jànqeen mu ne ko sama maam Seyduna Muhammad nee na nga dem jànqeen nga taxawal foofu l'islam na nga dem jànqeen nga yëkkati foofu drapeau la ilaha illallah muhammadu rasulullah na nga dem di jànqeen nga yëkkati foofu drapeau tariqa Seydi Ahmad Tijaani radiyallahu taala anhu na nga dem jànqeen nga tuubal ña fa nekk na nga dem jànqeen nga leeral xol ya fa nekk na nga dem jànqeen nga jàngal ña fa nekk loolu moo indi sunu maam ca Cees mais ñun ay saalum lañu ñoo nga juddoo ca Kasaas ñoo nga bàyyi ko ca Kasaas doo gënee sori nag yooyu yeneen ay histoire la incha allah dinañ ci ñëw du ñàkk yeneen waaye ci tënk pour gëstukat yi ak chercheurs yi ak ñi nga xamante ni dañuy dégg maam alaaji rek te xamuñu ko te bëgg ko te sopp ko jeex ci moom tàkk ngeen xam ni baayam mooy alxaaji Ahmad Baro Ndiéguène ndeyam ju mooy soxna Aminata Faye baayam alxaaji Ahmad Baro nag moo ko jur ci diine jur ko ci tarixa tijaan yar ko ci diine yar ko ci tarixa tijaan ba nga xamante ni macha allah maam alxaaji Ahmad Baro radiyallahu taala anhu baayam maam Mouhamadou Ndiéguène li maam alaaji Ahmad Baro am ci cër ak wilaaya ak maqaama moo ngi ko jëlee ci maam baayam ndax baayam Cheikh Oumar Fouti moo ko tarbiya moo ko jox tur yàlla moo ko jox tariqa tijaan moo ko defal ijaaza moo ko yëkkati ci maqaama xilaafa Seydi Ahmad Tijaani kon jox naa la une idée de atmosphère bi maam alaaji juddoo al Mouhamed Ndiéguène nag contrairement à papaam baayam moo ngi juddoo Saalum wax naa leen ci 1825 faatu 1936 ci la alaaji Ahmad Baro alaaji Mouhamed Ndiéguène jël xilaafa bi alaaji Mouhamed Ndiéguène nag ki ñuy wax maam alaaji moom mu juddoo Thiès moom Thiès la juddoo kër maam alaaji boobu alaaji Mamadou Thiès la juddoo ci ban at ci 1890 waaw fan la juddoo Thiès ci ban at ci 1890 ban at la faatu 1997 14 août kon soo xoolee 90 ak 97 mu nekk 107 ans alaaji Mamadou dund na 107 ans soo gisee bàyyam alaaji Ahmad Baro dund na 111 ans 1825 1936 maamam Mamadou Ndiéguène dund na 117 ans
mooy téeméer ak fukk ak juróom-ñaar radiyallahu taala anhum ajmain kon maam aji ci xaal bi lu juddoo ba mu juddoo ci kër baay fekk na fa daara alquran fekk na fa zaawiya ñuy wasifa di xadra fekk na école bu ñuy jàngalee xam-xamu diine fekk na fa zikkar fekk na fa tarbiya fekk na fa maarifa fekk na fa jub fekk na fa ragal fekk na topp ci xab yi donc incha allah tey foofu la ñu bëggoon a ñëw ci wax ak kan mooy waajuram bu jigéen ak lan moo tax moom mu nekk lampu diine di jantu diine pourquoi parce que daf koo fekk ci kër baayam mooy alxaaji Ahmad Baro incha allah tey lañu bëgg waxane ngir mbokk yi mën téye information yooyu incha allah su ko defee bis yi di ñëw ñu mën a ñëw ci moom fan la jàngee alquran fan la jàngee xam-xamu diine fan la tarbiyewoo moo ko may wér salaatul faatihi ak li mu liggéey ci biir tarix bi ñuy avancé di dem ba keroog ñuy àgg fa jëm donc dafa mel ni am na ay mbokk yu nekkoon ci ligne bi. Safwan Douni. waaw donc lui c'est un frère macha allah c'est un ami macha allah qui aime Allah qui aime le prophète qui aime Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu anhu macha allah qui aime le dhikr c'est un grand ami macha allah on partage toujours des moments de spiritualité de fraternité et nous l'invitons de manière très solennelle à la journée de Maladie ici à la grande mosquée de Paris et Inch'Allah il nous fera l'honneur même de réciter des versets du Coran avant le commencement de la cérémonie Inch'Allah si Safwan barakallahu fikum jazakum khairan wa Inch'Allah lakum da'wa Inch'Allah sharaf بمناسبة ذكرى وفاة جدنا وشيخنا ومولانا وقدوتنا الحاج محمد رضي الله عنه إن شاء الله وسوف إن شاء الله تفتح هذه للأسرة إن شاء الله ولجميع الأحبة إن شاء الله ننتظركم وننتظر وجوهكم النيرة قلوبكم إن شاء الله وقلوبكم المليئة بحب الله وحب رسول الله وحب أهل الله جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم soxna Ami Tall kooku de moom kooku de dañuy tuub bu baax a baax tey jégalu waaw tuubal yàlla baax tuubal yàlla te di jégalu bu baax soxna Aminata Tall mooy taawu Cerno Bachiru Muntaqa Taha Cheikh Oumar Fouti radiyallahu taala anhu ndeysaan waaw ndeysaan kooku sunu sëriñ la sunu sang la maa ngi tudd maamam léegi maamam moo jox sunu maam wér de salaatul faatih waaw moo ko fekk fa mu nekk jox ko salaatul faatih jox ko ijaaza tarbiya ko defal ko lépp lim soxla woon ci yàlla àggale ko ci yàlla defal ko lépp kon nag alhamdulilah soxna wax ci ay tabarakallahu xalaat gi ñuy xalaat sa jëmm xalaat ko sa baay bu tedd ba Cheikh Mouhamadoul Bachir yàlla na ko fi yàlla bàyyi xalaat ko njabootu Cheikh Oumar ñëpp insaan loolu rek mbir mu rëy la yàlla na yàlla fi leen taal yàlla na yàlla dooli seen jàmm dooli seen sutur dooli seen ranga bàyyi leen ba ci kanam bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Doudou Faye waaw Hadj Doudou Faye moom it incha allah sëñ Ndongo nee na moo ngi ci ligne bi ñoo ngi koy nuyu bu baax a baax ñoom ñëpp ay soppe lañu ay mbokk lañu ay ñoo xamante ni yàlla rek moo lañ ñor yonent bi rek lañ bëgg lu baax rek la ñuy wër yàlla na yàlla dajale rek teel nga ak xalaat àllaaxira. Daouda Badiane. waaw Cheikh Daouda Badiane xam naa ni du ñàkk njabootu Pape Assane Badiane du ñàkk ñooñu tamit tabarakallahu suñuy wëre lañu suñuy soppe lañu suñuy xarit lañu te dañoo yàgg ànd ak njëgeeneen yàgg ñoo dimbali yàgg ñoo jàppale yàgg def lu baax yàgg séq ak ñun teraanga
waaw lu baax lu nekk def nañ ko foofu ci penc ma kon nag seen si ak seen doom yi du ñu nekkee ñu bokk liggéey bi yàlla na yàlla fayal ñu leen bi jaahi Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Babacar Ndoye. Babacar Ndoye. waaw ko xam naa ni du ñàkk Babacar Ndoye bu choisi le roi la sunu mbokk taalibe la ku baax la waa Marseille la waaw mook xadara imam Ahmed Ndiéguène bu Marseille fa lañ bokk fii la nekk yaakaar naa. El Hadj Malick Fall. waaw El Hadj Malick Fall ndeysaan ñoom ñëpp suñuy soppe lañu yàlla dool leen wér dool leen sura dool leen teraanga li ñuy wax ci El Hadj Mouhamed Ndiéguène ak barkeem ak barke sëriñam yu tedd yi barke baayam yàlla bu kenn ñàkk yàlla na leen yàlla jox yéen ñëpp barke ñooñu ñëpp ñu tudd ba mu àgg ci Cheikh Omar ba ci Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu. Slim Bouche. waaw kooku c'est notre Ivoirien c'est l'Ivoirien de Mame Alhaji c'est grand solo la grande star d'Abidjan hein c'est le grand cordon bleu c'est l'homme de Lathié hein Souleymane moom it c'est un grand ami c'est un grand vraiment un disciple sincère qui a décidé vraiment d'embrasser la spiritualité, de plonger dans l'Tijaniya, mais par la voie normale, c'est-à-dire par l'étude, par la recherche. Son ami qui s'appelle El Hadj, un ami à Mohamed Ba, qui était à Meknès, là où on a fait nos études de droit. C'est lui, Masha'Allah, qui nous a mis en rapport. Et depuis ce jour-là, on ne cesse d'avoir de très bonnes relations basées sur l'islam, mais aussi sur la recherche et l'amour de la tariqa Tijaniya. Donc le grand solo, vous êtes invité à la journée de Mame Alhaji. Inch'Allah, un jour on aura l'occasion d'aller la célébrer Inch'Allah au Sénégal et pourquoi pas à Abidjan Inch'Allah. Inch'Allah. Ibrahima Dieng. Babacar Ba. Masha'Allah. Tous c'est des amis, c'est des frères. Mouniroutine. C'est des frères que nous demandons à Allah de les bénir, Masha'Allah. Il y a le Khalife qui est en ligne. Serigne Mouniroutine, trône Khalifa bi. waaw moom it moo ngi suivre Masha'Allah mooy bàyyu sëñ Mor di bàyyu Seydina Muhammad ndeysaan mooy bàyyu ñaari ñooñu yàlla na yàlla barke sunu yaay soxna Diop ak seen njaboot yëpp ak soppe yi moom Muniru moom du duggee xam na Khalifa baa ngi suivre loolu c'est sûr moom du raté occasion yu mel ni pour yàlla liggéey bi yàlla na yàlla barkeel ak kan Matar Mbaye. waaw sëñ Makhtar. waaw kooku mooy borom communication bi borom WhatsApp bi waaw xam ngeen ni moom kéemaan la moom ci kéemaan yi ndax Mame Alhaji rek mooy wax loo muuma yi ñuy wax ci yàlla ak yonent bi lu leer nañ. Soxna Ndeye Ndiaye waaw kooku mooy borom tàngoor waxoo moo borom sedd ba mooy borom Aurillac waaw borom Aurillac ndeysaan Soxna Ndeye Ndiaye doomu As Ndiaye doomu Habibou Ndiaye. ñooñu tamit seen maam ñoom ñi dinañ ci am bis incha allah ndongo seen maam borom doole la woon borom nguur la borom daraja borom ay nag borom ay soxna borom ci waaye mu gisee Ahmad borom dafa leere jabar yëpp parce que dal di jël alal ji yëpp mu maye ko tout daal na leen yàlla laa doon wër te gis naa ko dem naa ku ma bëgg a topp ma ci yàlla gi dul loolu may naa leen alal ji may na leen suuf bi may na leen ñëw son maam fa mu xàll dëkk fa maamam ca wet ga la xàll dëkk fa mooy waa Njaay ak waa Njëgëneen loolu dañuy fàttali histoire u Seydi ad-Damrawi radiyallahu anhu Seydi Damrawi lu mel noonu la defaloon Seydi Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu Seydi Ahmed Tidiane defal ko moom it cër bu rëy ndax chaque jour daan na gis 24 fois le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam seen maam ñoom ñi day njaay ñi tamit yàlla mujj na ko defal fatxu defal ko cër defal ko wilaya boo xamante ni ñëpp dañ ko doon xoolee Muhammadul ibn Arabi Damrawi radiyallahu taala anhu. Anta Ndiaye Tall kii nag sama doom la moom waaw doom la ci sama baay sama turandoo baay Mortala Ndiaye moo nga arik yaakaar naa du ma juumul waaye ku baax la jàmbaar la ku sonnoon ca kër ga la Njëgëneen ku bëggoon lislaam la ku bëggoon tarixa bi la moom mii Anta mii doomu Mansour Ndiaye la waaw ñoom ñëpp tey jii sama turandoo mooy seen kilifa kon moom sama doom la ñoo ngi koy ziar moo boroom këram di ziar mbokk yi ya nekk ca biir Amérique yëpp ak soppe ya fa nekk yëpp di leen ñaanal yàlla
di leen wax ne alhamdulilah ñun xam nañ ni yéen kër Maam Alaaji ngeen bokk fa ngeen dëkk seen papa yi ay wóllëre lañu woon ci Maam Alaaji Ahmad Baro ay wóllëre lañu woon ci Alaaji Mouhamed Ndieguène radiyallahu taala anhu waaye malgré la distance malgré que yéen a ngi States yéen a ngi Amérique malgré la distance amul luy xew ci kër gi lu dul yéen a ngi cee ànd ak ñun di ko bokk ak ñun di ko séddoo ak ñun kon soxna Anta jërëjëf yaay yàlla na yàlla dolli sa jàmm yàlla na yàlla dolli sa xéewal sa baay sëñ Mansour sunu xarit la sunu soppe la ndax man ci yéen laa bokk ndax man Baye Mortala Ndiaye lañ ma tuddee te tey jii mooy xalifa kër ga yëpp Baye àllaak ak ña fa nekk ñëpp Magay Ndiaye ñëpp seen kilifa tey jii mooy sama turandoo te sama turandoo incha allah fu mu jiite man maa ko jiite kon kooku sama doom la sama xarit la sama lépp la mën naa am gëj nañoo gisante gëj nañoo jokkoo waaye xol yi du tàggoo mukk ak ruux yi yàlla na yàlla barke leen kon waa Amérique yi ñoo ngi leen di nuyu bu baax jottali ñu suñu nuyoo ci waa Amérique yëpp ne leen man Maam Alaaji gi ñëw na malgré la distance dañ def dog yi ñu bind ko ci Facebook yónnee ko ñu xam ni ñun ñëpp fu mën nit mënti nekk tamit yaa ngi ci biir ñaan gi dem pab yi ah waaw moom de xam naa ni ci soppe yi rek lay doon Fatou Ciss Aïdara Fatou Cissé waaw Fatou Cissé Aïdara waaw ñoom ñëpp suñuy soppe lañu suñuy mbokk lañu suñuy xarit lañu ñëpp yàlla rek lañu bëgg lislaam rek lañu wër leer rek la ñuy wër xam-xam rek la ñuy wër nit ku baax rek la ñuy wër nit ku yiw rek la ñuy wër waaw te loolu nag ku koy seet ba dajeek Alaaji Mouhamed Ndieguène sa xel war naa dal ndax daje naak ñu baax ñëpp daje naak lu baax lépp yàlla na yàlla fayal ñu ñëpp barke yonent bi sallallahu alayhi Demba Wuli Bali wax indi ci doom ci sunu Ndieguène soxna Ummi Ndieguène ak Alaaji Mouhamed Ndieguène ñoo bokk ndey ak baay tabarakallahu Demba Wuli Bali xaram la ñoom ñoo nekk Bilbao Baldo ñoo nekk foofu ñoom it di jàpp ci journée Maam Alaaji bi foofu xam nañ boo dem xam nañu relation ak nit ñi relation yi rafet suñ dem ba fu ñu daan dem foofu ñooy ànd dem ci marché yi dem ci xew-xew yi di ñëw ci kër Mabba di añ foofu di waxtaan muy ñuy nit ñu baax daal nit ñu sell moo seen ci foofu séeréer ñu sant fay ak topp yi foofu yëpp daal yal na yàlla fay leen ñoom ñëpp dooli sutura dooli teraanga bi jaahi seydina wa nabina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam soxna Maram kooku mooy kor sëñ Habib kooku mooy kor sëñ Habib kooku moom kor sëñ Habib ba ngoog soxna Maram Ndoye jëf yàlla na yàlla barkeel yàlla na yàlla doon xéewal moom it moo ngi taxaw baax ci communication bi foo ko fekk moo ngi tàpp moo ngi bind moo ngi aimé moo ngi partagé pour liggéey bi gën a yaatu rek parce que nit ku nekk tamit ak li nga mën am na ñoo xamante ni nag la ñuy jënd yóbbu ca xew ma ñii dañuy yóbbu téeméeri junni ñii yóbbu kii am na ñoo xamante ni dañuy mën a liggéey ak seen doole mais am na ñoo xamante ni sëñ bi dañuy bind ay message di fàttali nit ñi journée bi di def ay di partagé di aimé di commenter di leeral léeg-léeg duñ juumee ci daan ñu mën a bind ci ne lii kat war nañ ko leeral wala lii loolu yëpp ci liggéey bi la bokk ndax wala fi nee nañ domp sax ci sot la bokk Khalifa Ciss yàlla Brésil Khalifa Ciss déedéet kooku Cissé Erlik lañ koy ne muy rafet muy arabal noonu naan Khalifa soo ne Khalifa Cissé ñi ko xam bëriwul doo ne Erlik nag borom crédit ba nga xamante ni lu mu bon soo nattee lu mu bon mokkal na 1500 numéro junni numéro juróomi téeméer ci ay mokkal na ko moom woo ko rek ne ko defal ma 500 waaw defal ma 500 rek wala defal ma 1000 francs ndeysaan ku baax ku sutura bi muy liggéey foofu tamit ñun ñi ñëpp ndax boobu soxna saa ngi ci àll bi donc xam nga lu am ci xaalis ko crédit lay jar lu ñu am crédit lay jar boobu dañuy dimbali bu baax ndax heure bu nekk lañ koy woo duñ ko wooyee rek ne ko sëñ Cissé na bala ñuy àgg sax mu daal di dugal mu wol ne la sëñ bi tey am nañ promotion wala jëndeel nii wala wutal carte sangam ndeysaan muy ku baax te nag xam naa li tax mu dugg moom nit ku kii la quoi nit ku doy war la ndax relation bu garaaw la am ak Maam Alaaji bi muy nekk ndaw di ànd ak sëñ Américain sama papa di suñu xarit di suñu sëriñ di ku baax Maam Alaaji dafa am yu bëri yu mu ko waxoon. Cissé crédit. Cissé Erlik mii Khalifa Cissé mii moo tax Maam Alaaji rek la gëm. Maam Alaaji am na yu bëri dundam yëpp Maam Alaaji daf ko wax ne ko lii ak lii bul def lii bul def lii bul def lii lii du xewee defal lii moom wax ci gémmiñu bopp ne ma li ma Maam Alaaji waxoon nii yëpp gis naa ko
mu ne nag te laataa ma ko gën a gëm sax bi ma demee Brésil ca àll ba foo xamante ni kenn xamuma fa mu ne nag ci laa xam nag dëgg kan mooy Alaaji Mouhamed Ndiéguène waaw ndax jaar naag man foo xamante ni xam naa ne moom kese la te nam ma ko waxee woon noonu la amee billaahi moo ma ko wax waaw kon nag sëñ Cissé tabarakallahu nga jottali ñu su sar ci mbokk yi foofu yëpp sëñ am na sëñ seen waaw moom it foofu ci Brésil yàlla barkeel leen liggéey seen jàmm ak seen xéwal mbokk mi Mouhamed Diop mu ngi si biir mais est-ce que Maam Alaaji am na fu mu jaaral ñenn ñi mais du jeex Mouhamed Diop waaw Mouhamed ñoo ngi koy ziar bu baax Maam Alaaji Pape Dongo Maam Alaaji waaw Maam Alaaji ku nekk dafa am relation personnelle boo am ak moom bu dee ñun ñii dund kenn ku ci nekk am nga loo séq ak moom am nga foo jaar ak moom ci baatin am nga foo jaaralante ak moom bu dee ñeneen ñi nga xamante ni ku mel ni soxna Ami Taal mi moom maamam moo jaar ak sama maam fenn maamam moo may son maam Mouhamadou Ndiéguène wérd sunu maam Alaaji Ahmad Baro Ndiéguène Birane Cissé ko may Birane Cissé Abdoulaye Samb Aliou Ndongo Cheikh Omar moo ko may te Aliou Ndongo boobu jarbaat Cheikh Omar la woon kon moom moo jaar ak sunu maam bu dee Alaaji Mouhamed Ndiéguène incha allah ci bis yi di ñëw dinañ ko leeral ki ñuy wax Mourtada doomu Cheikh Omar Fouti moo may Alaaji Mouhamed Ndiéguène wérd Mourtada Lamdu Julbe moom la ñu amirul muminin Lamdu Julbe mooy Ahmadou Cheikh Omar Lamdu Julbe Cheikh Omarul Fouti radiallahu taala anhu kon moom soxna Ami ñun maam moo am fu mu jaar ak sunu maam mais ñi ci des mbokk taalibe yi ci des ñoom kenn ku ci nekk Alaaji Mouhamed Ndiéguène am na fu jaar ak sam am na fu mu jaar ak sa baay ñii taalibe yii di dund ñun ñi ñëpp kenn ku ci nekk am na fu Alaaji Mouhamed Ndiéguène jaar ak yow comme exemple sëñ Cissé mii Xalifa Cissé mii may wax nga xamante ni il a une relation personnelle ak maam Alaaji mu ne lu xew mën naa taxaw waaye lu maam Alaaji xew la gàmmoom journéem ñaanam sama mën-mën sama pas-pas sama yéene samay xam-xam samay alal du ko fekke ndax fa ma Alaaji jaar ak man maa ko xam incha allah dinañ def benn journée spéciale fi maam Alaaji jaar ak man incha allah su boobaa dina leer nañ démb maa ngi ko commencé di expliqué ci ku mel ni soxna Khady Diop wax naa la ko ma ne la maamam Alaaji Babacar Diop baayam Alaaji Ousmane Diop mais fu son maam see sol yée nit ñi yéem ko seen maam moo ko jënd kon loolu yooyu ay mbir la yoo xamante ni incha allah da am na spécial yoo xamante ni ñu waxtaane ñu dul ñooñu incha allah dañuy dugal photo yi waxtaan ñu laaj benn question waaw allez bismillah ñun dañu gis góor gu mel ni Balla Seck mu tolloon si yàlla mu bal li mu doon lépp ñëw topp si ginnaaw Alaaji Ndiéguène loolu ñun xaw na ñoo jaaxal daal ñun taalibe yi nga xam ni waaw Baye Baye Seck maamu daa Baye Guèye Baye Babacar Seck Baye Babacar Seck sëñ Baye Seck waaw xam nga wéeru yombul am na ñoo xamante ni fu ñu wéeru te foofu dëgërul foofu lay daanu du ñoom ñooy daanu de ñoom ñi wéeru de mais yow mi wéeru ci sa ginnaaw yaay daanu tellement seen poids dafa diis am na loo xamante ni fa yenu da ngay wàcc ci suuf loolu mooy nekk sa kaw loolu li muy bëgg a wax foofu mooy dafa am nit yàlla yoo xamante ni wallahi sa leer ak sa wilaaya dafay jéggi da nga leen antan parce que yàgg naa leen wax loolu ne leen le talibé est le domaine de définition de son maître taalibi bu nekk sëriñ bu nekk teelul lijjanti incha allah moom li leen def journée spéciale maam Alaaji ak ñi mu àndaloon parce que sëriñ jarul lijjanti xam nga Seyd Ahmed Tidiane xam nga Seydina Muhammad yonent bi jarul lijjanti dem xool dund Seydina Abubakar demal xool dund Seydina Omar demal xool dund Seydina Ousmane ibn Affan demal xool dund Seydina Ali ibn Abi Talib demal rek ñu ñes Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas ak Abdullah ibn Omar ak Abdullah ibn Abi Bakar demal seeti ñooñu seen dund imaamu Malik imaamu Abu Hanifata mais imaamu Shafi imaamu Ahmad ibn Hanbal imaamul Ghazali demal seeti leen ku mel ni Seydina Tidiane lu tax nga jéem a lijjanti mais xool taalib yi mu àndaloon rek ëpp na sax ngay tudd ñooñu ñëpp di la sonal sa bopp mais tudd Cheikh Omar fii rek kan moo mën a am ponkal mu toll ni Cheikh Omar mu ñëw sukk kanam nekk sa taalibi Cheikh Omar fu mu sukk kañ daraa nga fa sëñ bi Cheikh Omar fu mu tukkul lépp nga fa sax Cheikh Omar fu mu sukkul kañ moo ko gën loolu mooy dëgg mais alxaaji Mouhamed radiallahu anhu c'est la même chose
xoolal suñ dongo nit ku ci nekk cëram ak wilaayam da nga koy xool ci njabootam xam nga Cheikh Omar mi wax sax ëpp na mais soxna Ami Taal mii ma doon delloo njukkal nii di ko ziar Taal ku ko jur Bachiru ku ko jur Muntaga ku ko jur Taaha ku ko jur Cheikh Omarul Fouti xoolal Bachiru moo jur Ami Taal mii soxna Ami Taal Aja Ami Taal Bachiru ko jur Bachiru Muntaga Taaha kon léegi Taaha moo ngi ci diggante bi Muntaga ñëw Bachiru soog a ñëw gis Muntaga bi nekk ci digg bi nag nga xamante ni la ci Cheikh Omar nga xamante ni su gisoon Cheikh Omar da ko wax na ko maam directement muy maamam xam nga Cheikh Omar ñoo ngi wax ci disparition il a disparu mystérieusement dans les falaises de Bandiagara bi jamono nekkee tey jii ba tey sax am na ñu ciy wax di coow mais Thierno Mountaga 1984 mais wan na ne leen son maam bàyyi leen ko lijjanti leen ma bala ngeen lijjanti son suul nañu 28 ans Dakar Pape Ndongo notez bien gars yi 28 ans suul nañ ko 28 ans Dakar sangaat ko dem yóbbu ko denc ko fa xam nga loolu lu ko waral noonu mu woon wax waa jamono ne leen yéen a ngi yëm lijjanti sama disparition maam mais bala nga koy lijjanti sama maam gisoo leen ko lijjanti leen man soos maa ngi nii li ma bëgg a wax mooy Alaaji Mouhamed Ndiéguène radiyallahu anhu tamit taalib moom wuli ci wetam xut bi ne ci wetam sukk kanam nangu benn cër benn wilaaya benn maqam benn daraja lu dul sukk rek soo gisee ci photo yi Maam Alaaji daan dafay xutba seetlu ko bu baax ñu ko daan wër ñëpp ay xutbu lañu waaye doo leen gisee duñ sa wallahi ñoo nga ne tekk ñëw te ñoom ñi ki nekk mën naa tudd jam ki nga tudd mooy sëñ Mbay Sekk mooy maamu ñoom sëñ Daabaay gi di maamu ñoom ki soxna Kelum di maamu ñoom soxna Mariam di maamu ñoom ñi sant Ngiraan ñoom Moustapha Ngiraan di maamu ñu sant Sall ca Dakar ñoom ñëpp mooy seeni maam ñooy seeni maam waaw mais attends sëñ Mbay Sekk kaw incha allah su bopp dina am bés spécial ñu wax darajaam ak cëram ak ijaabam ak nangug ñaanam ak cër bi ko yàlla mayoon ci say fiyu suñ ko waxee yaakaar naa ñu bëri ci découvrir la dimension de Alhaaj Mouhamed Ndiéguène radiyallahu taala soxna na Jaay nee na maamam Alaaji Moon Ndiéguène Abba Abibu Njaay maama laaj jaar naan mu bari mais dëgg la xam nga moom li gën a garaaw rek mooy li ma leen waxoon seen maam dafa bàyyi léppam ñëw wut si ngeneen wut si Aji Ahmad du àdduna dëddu lépp wut si ko incha allah dañ def spécial waaye bàyyam Abibu Njaay dafa bokk ci ñi gën jàppale maam Alaaji ba xalifa bi Alaaji Mouhamadou Mouride wallaahi ko jàppale waaw ko jàppale ndax yàlla daf ko toloon teraanga macha allah mu am ay oto doon liggéey am wërsëg waaye wërsëgam yëpp daf ko defoon ci service Alaaji Mouhamed Ndiéguène tey jii njabootam yëpp tamit ci loolu la leen yàlla na yàlla fay leen incha allah jotaay dinañ un jour spécial boo xamante ni ñi àndoon ak maam Alaaji la ndongo nag jàpp bu baax ñu bàyyi ko xel incha allah donc xam naa incha allah dañuy duñu jeexal dañuy dem def benn résumé en français pour sunu mbokk yi ñu suivre incha allah sunu àggalee ñu soog a ñaanalante ba suba wala ci beneen bis mu gën a yaatu yal na yàlla barke lépp ñu ngi jéglu ñëpp te ñaan yàlla barkeel kon bu leen connecté wu dañuy def léegi beneen bu français résumé waxtaan wi ñu mën a jublu incha allah ci yeneen yi waaxu daawaan alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum